buggoon waxtaan ci situation Afrique suñu Afrique buggoon ci indi ay xalaat jëmale ko ci jeunesse bi di leen wax ci tawat yi am Afrique tey ba nga xam ne doomu Afrique yi il faut que ñu yeewu il faut que ñu jóg taxaw benn tawat bi par exemple damay tënk rek li ma bëggoon wax parce que du ma mën wax lépp benn tawat bi mooy suñu doom yi dem ñu naan dañuy defi émigration jaare ay Mali Niger dem ba Libye lu nekk ñoo nga ko fay daj foofu ca Libye xam naa xale yu bare ay jeunes yu bare yoo xam ne tey bu ñu xamoon li ñu xam tey du ñu génn seen réew te nee naa sama xarit yi lii dootul migration ay jeunes yu jaaxle seen réew ba dem jeunes yi dafa mel na dañu amatul yaakaar amatuñu yaakaar ba li ñuy def gàddaay la tudd gàddaaye mooy exode yi ñëpp ku mën a dem situation bi mu créé tey rek ce matin mi ngi joxe RFI benn information bu doy waar boo xam ne dirigeants africains yëpp war nañu toog gëstu information boobu est-ce que xam ngeen ña doon jëm a traversé jóge Libye dem Europe jóge Maroc dem Espagne dem Europe ñi ko doon jéem ñëpp lu mot 36 000 doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan 36 000 maanaam fanweeri junni ak juróom-benn doomu aadama faatu nañ ci mbokk yi lan moo ko jar mais question bi du lan moo ko jar mais lan moo ko waral lan la dirigeant africain yi def ba suñu jeunesse jaaxle gëmatul Afrique ne lap ci géej sax moo leen gënal toog ci suñu gox yi lan moo waral loolu. mos naa dégg tamit ci rajo France benn jeune bu dëkk Pikine jour boobu dafa wax ba rangooñ ñëw sama bët rusuma koo wax dañ ko laaj ne ko mais yow yéen xale yi émigré jóge Sénégal jéggi Mauritanie jaar ci désert bi jaar fu nekk ba ñëw fii est-ce que xam nga ne boo jëmee jéggi mën nga dee ci yoon bi xam nga lan la tontu mu ne journaliste yi mos nga gis nit ku dee ñaari yoon journaliste bi ne ko non mu ne ko man dama dee ba pare bu ma labee ci géej gi dama yeggale mbir mi rek mais dama dee ba pare journaliste ne ko lu waral loolu mu ne maa ngi am fanweeri at ak ñaar sama papa am 82 ans ba léegi suba bu jot moo may jox ndekki jox ma añ moo may jox ndekki jox ma añ jox ma reer loolu ci suñu culture fële ci Sénégal dafa mel na dangaa dee ba pare parce que gàcce bi lay jàpp chaque matin boo yeewoo xool sa papa xool sa yaay ñu jël di la jox loo ndekkee di la wutal añ mu ne loolu moo tax ma ñëw fii buñ ma fi reyee baax na bu ma labee baax na bu ma rëccee nag ba mën a am 100 euros ba mën a am 100 euros muy 65 000 ma koy envoyé sama papa ak sama yaay loolu jaral na ma lépp ma déglu wax ji ma ne gars yi lii war nañ ko waxtaane Afrique lan moo dal suñu continent ba suñu jeune boo gis ci réew moom la ñuy woowee les forces vives maanaam ku réew mu ñu tabax jeunes yee ko tabax bu jeunes yi demee kan mooy tabax réew mi mais te munoo leen ne toog leen chaque matin seen waajur di jël ndekki añ ak reer leen ko jox duñ ko nangu donc il faut ñu trouver solution Afrique il faut ñu waxtaanee affaire jeunes yi dem. deuxième point ma bëggoon wax dafa am ñu jóge yeneen réew ñëw song Afrique mooy crise sécuritaire bi ñuy wax mooy terroriste yi ñuy wax ñëw Mali di def 1,2 million km². ñu ñëw dugg Mali nangu nañu presque réew ma jël nañ ko Mali am na or am na uranium am na ay ressources yu dul jeex. gars yi dañuy ñëw xëccoo Mali ak ña fa nekk ak ñeneen loolu moo waral africains yi bu ñu seetaanee ba gars yi nangu Mali nañu nangu Niger nañu nangu Burkina Faso te ku jël Mali yaa ngi ci buntu Sénégal crise terrorisme bi ñuy wax nii
africains yi dafa mel na dañ ci yeewul ba léegi nit ñi wax nañu ba sonn ñi fi ñëw dañuy ñëw ak seen plan ak seen programme nee nañu africains yi li leen yàlla may ci or ci diamant ci pétrole ci gaz ci uranium lépp lu yàlla sàkk lu baax dafa mel na Afrique la ci jiital li waykat bi doon wax yàlla dafa yëkkati suufu Afrique def ci ay richesse ba mu amatul lu mu fa mën a teg mu door a teg Afrique ci kawam foo lamb ci Afrique richesse a nga fa or a nga fa pétrole a nga fa même Sénégal bii nga xam ne ñëpp jàppoon nañ ne ñun yàlla boolewuñu ci sedduñu ci pétrole beeg gaz bi tey d'après calcul yi bu ci kanamee tuuti rek ci ay at ci kanam dinañ nekk un des plus grands pays gaziers du monde Sénégal bii donc Afrique lépp la ñu yàlla may mais dafa mel na xamuñu ko ba pare boo waxee africain ñaan ñun ñi nga xam ne pays pauvre lañ dëkk lan mooy pauvre boo xam ne yaa gën a riche ci monde bi yaa ëpp alal ci monde bi pare taxaw naan dañoo pauvre donc moo tax ma ne nañu xoolaat mbir mi terroristes yi Afrique daf leen intéressé parce que ndox maa ngi fi suuf su baax saa ngi fi richesse yaa ngi fi ba pare africains yi ci seen doxalin mel na xamuñu li xew donc gars yi ñëw nañu Libye bu Kadhafi song nañ ko daan nañ ko contrôlé nañ ko ñu jël nañu Mali ñu ngi wutali yeneen réew yi keroog Congo République démocratique du Congo fële fa Mobutu dëkkoon foofu la gars yi commencé song donc ça veut dire que du Sahel rek moo leen intéressé du Sahara rek moo leen intéressé ils sont partout en Afrique projet continental la ñu am lan mooy réponse su africain yi G5 Sahel la ñu wax amuñu joxuñu leen moyen joxuñu leen financement mënuñu xeex gars yi terrorisme baa ngi avancé partout gis ngeen journaux Sénégal yi tey am na lu ñu gis lu xaw a doy waar xamaguñu lan la exactement mais ñu ngi koy gëstu pour xool donc mbokk yi migration jeunes yi terrorisme bi ñëw installé suñu dëkk yi boole ci ñi nga xam ne bokkuñu ci économie normale économie drogue jaay alcool jaay ay doomu aadama contrôler espace yi nga xam ne état bi nekku fa ñu ngi partout en Afrique de l'Ouest xaalis bu bon boo xam ne ñu ngi koy dugal di ko séddale ci biir kii di yàq suñu économie yi loolu la ñu wooyee ci tubaab l'économie criminelle installé nañu ci suñu dëkk yi loolu tamit problème boo xam ne daf mel na africains yi amaguñ ci solution beneen point bi te dama koy tënk foofu rek 1960 ba ñu moomee suñu bopp fanweeri état ak ñaar ñoo fi amoon fanweeri état ak ñaar 32 pays tubaab yi nax ñu nee ñu ku nekk ci ñun dafa war a demal boppam na Sénégal dem Mali dem Dahomey lañ doon wax à l'époque Bénin na dem Burkina Faso Haute-Volta la woon na demal boppam ku nekk na demal boppam daa ngeen ci génn bañ ko defee presque 60 ans tey la pauvreté dellu ginnaaw tey la gën a am ci biir Afrique 32 pays la ñu woon ba ko ñoom Kwame Nkrumah ak Cheikh Anta Diop di wax ne moytu leen gaa yi ñuy nax nañu booloo Inde booloo na Chine booloo na États-Unis sax ñu ngi booloo africains yi bu leen nangu ñu xaaj leen ay état yu ndaw a ndaw yu tekkiwul dara bu leen ko nangu africains yi dégluwuñu loolu ba tey xam ngeen ñaata état lañu de 32 en 63 tey ñu ngi 54 états te 54 états yooyu gars yi xool nañ ne ba léegi ñu ngi xaw a survivre ñu décider ne loolu dañ koy xeex lan la ñu def nañu lépp pour teqale Azawad ak Mali mooy li may wooyee bu njëkk ba balkanisation la woon léegi hyper balkanisation dañu accélérer cadence bi Mali dañ ko bëgg xaaj ñaar wala ñetti réew Sénégal gii Casamance def nañu lépp pour teqalikook Sénégal République centrafricaine ñu ngi def lépp pour xaaj ko ñaari réew République démocratique du Congo ñu ne dafa 10 africains yi mënuñu ko yore nañ ko xaaj 9 états wala 10 états Nigéria ci boppam ñu ne dafa 10 africains yi mënuñu ko yore nañ ko xaaj def ay xaaji xaaj au total bu ñu leen toppee fii ak 10 ans wala 20 ans ñu am 80 pays d'Afrique maanaam ay frontières yu dul jeex doo mën a dem fenn foo dugg ñu ne la taxawal fii sama dëkk la fii sama réew la jàpp nañu benn réew boo xam ne daf fi amoon li ñu naan empire du Gabou Sénégal Gambie Guinée-Bissau ñu nekk benn réew
tubaab bi fexe nañ tey ba xaaj def ko ñetti xaaj ñetti réew Guinée Bissau di wax portugais Gambie di wax anglais sénégalais yi di wax français nga boole loolu ñuy def lépp nag pour que Casamance moom tam ñu jëm ko autonomiser gën a kase Sénégal wàññi suñu doole. donc mbokk yi ñii dañu am plan jël suñu ndaw yi yóbbu indi terrorisme teg ko fi jël suñu réew yi xaaj leen ay xaaj yoo xam ne day tax ba kenn ci ñun du mën a dem lu waral depuis 60 ans ñu moom suñu bopp amul benn pays africain émergent benn du Afrique du Sud Maroc moo ci gën a avancé te Maroc am na lu ko yàlla may loo xam ne war nañ ko seet mooy Maroc amul pétrole amul gaz. may wax ci waxu pétrole ak gaz wax jooju yàgg naa wax nañu def attention réew mu wax ji jolli buñ ko surveiller mu jur leneen que liñ doon yaakaar pétrole ak gaz dafa war a defar dafa war a yokk koom-koomu réew mi mais waruñu jural ay xuloo ay xiiroo ay ŋaayoo ay bëgg def guerre civile réewu Afrique yu bare pétrole ak gaz ba mu ñëwee dafa taal réew yooyu donc Sénégal nañ ñaan nañu sant yàlla d'abord am na lu ñu mayoon loo xam ne ñu ngi ci doon góorgóorlu ba tey pétrole ak gaz bu ñëwee dafa war a yokk waruñu wàññi waruñu delloo ginnaaw donc na nit ñi def très attention li ñu wax dëgg la pétrole ak gaz ñun ñëpp a ko bokk koom-koom la boo xam ne élément d'économie la boo xam ne sénégalais yëpp a ko war a bokk transparence ci ni ñu koy gérer loolu yëpp d'accord naa ci mais wax ju ñaaw xuloo xiiroo ak te li ma jaaxal mooy benn baril pétrole génnagul ci suuf si li ñuy xëccoo di ko xuloo bëgg ko séddoo ku nekk di laaj wàllam benn baril benn litre pétrole génnagul nee nañu fi ak ñaari at ñetti at am na ñu ne sax peut-être fi ak 2023 le premier baril yi di génn mais déjà coow li li may xam ngeen ko coow laa ngi fu nekk am na réew yu amoon pétrole ak gaz guerre civile lañu mujjee yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na sénégalais delloo si seen xel mais nag loo d'accordul mu jaaxal la am nga droit kaas ko wax weddiwuma loolu du loolu mooy discussion mais dama ne nañu xool nañu tey bu ñu kenn nax te souvent nag ñi yore briquet bi taal pétrole ak gaz bi fii dëkkuñu Sénégal ci àll ba la ñuy jógee ñëw ne ñoom ñoo bëggoon lii kenn joxu leen ko comme joxuñu ko dinañ saboter cere ji rëcc na mën naa ci xëpp suuf donc nañu moytu affaire pétrole ak gaz bi suñu ngor bi ñu amoon ba tax ñu liggéeyal suñu réew ba Sénégal mel ni tane nañ de amaguñu li ñu bëgg nag mais réew mi tane na nañu bu ñu sàggan ba kenn jëlee ñu ci loolu delloo ñu ginnaaw ma bëggoon ci yokk nag juste pour finir que Afrique yaakaar bu rëy am na fi yaakaar boobu mooy lan mooy li may wooyee les atouts de l'Afrique atouts de l'Afrique yi premier point bi mooy jeunesse africaine Chine Amérique ak Europe seen plus grand problème bu ñu waxul mooy population bi dafay jëm mag amuñu renouvellement ndaw yi amuñu jeunesse Afrique rek la yàlla jël yokk jeunesse am ba mu ëpp 60% de la population loolu ñun rek a ko am loolu nag xam naa suñu wàllu yu yeeg sëriñ su mag seeg ñi fi ñaan mooy may loolu parce que esclavage li mu fi def jël ay 50 de millions d'Africains yóbbu leen ñëpp dañ defoon Afrique day toog ba ci kenn dootu ko dégg yàlla def tey am nañu 1,2 milliard d'Africains dans 20 ans bu ci yàlla àndee ñu nekk 2 milliards d'Africains ci 2 milliards yooyu plus de 60% de jeunes maanaam nga am réew moo xam ne 1,2 milliard de jeunes yoo xam ne mën nañu liggéey mën nañ tabax seen réew Afrique normalement moo war a jiite àdduna bi ñoo war a nekk ci kanam a kanam loolu mooy suñu premier atout mooy suñu jeunesse africaine ñu teg ci beneen atout mooy li ma wax ressources naturelles yi wax naa ko pare foo laal Afrique am na or am na diamant am na pétrole am na lépp beneen mbir mi mooy mbéy Afrique moo waroon dundal adduna bi yëpp dundal réewu africain yi pare dundal adduna bi yëpp malheureusement fii la xiif ëppee kenn mënul comprendre loolu yàlla may la suuf si gën a baax may la ndox ba pare nit ñi di xiif paysan africain ñu ne ko bu taw bi ñëwee nga béy bu taw ñëwul nga xaar loolu moo waral sama benn xarit moo ko wax pour buy tooñ gars yi mooy da ngay gis pays africain dem ba ci dex fleuve mu taxaw naan yàlla may ñu ndox di wax ci kaw di xool te ndox maa ngi ci tànkam bare ba dee
irrigation boo ko xëccee mën nga béy toute l'année africains yi duñ ko def donc ñun ñoo waroon nourrir le monde waruñu woon manqué lu ñu lekk wala lu ñu naan fii Afrique wala béykat yi nekk Vietnam ak Pakistan di béy ceeb di ñu ko jaay ñun ñoo waroon béy di leen ko jaay donc loolu aussi atu Afrique la boo xam ne dañ ko war a régler ndox fii la ëppee développement fii la war a ëppee donc mbokk yi xam nga lan moo ñu dese ñu booloo li ma naan États-Unis d'Afrique nañu booloo suñu réew yi petit pays mënul dem essayé nañ ko 60 ans joxewul résultat lu joxewul résultat nag da ngay am ngor ak fit ne comme lii baaxul damay changer damay def leneen beneen point bi may wax mooy leadership suñu njiit yi nañu góorgóorlu ma jiital sam bopp jiital ci yeneen njiit yëpp njiit yi nga xam ne Macky Sall yàlla def na xaritoo suñu diggante am nañu de très bonnes relations mais xam na ne bu ñuy waxtaan toujours li may wax fii moom lay wax foofu moom lay wax feneen na njiitu Afrique yi xam li leen yàlla jox ñu appuyé wu ci population yi jox leen responsabilité yi ñu leen war a jox jeunesse bi ñu valoriser ko comprendre ne amul réew bu développé ci monde bi te jiitalul jigéen ñi ak jeunes yi jigéen ñi amul lu ñu defalul Afrique façon bu nekk ñu ngi koy daj kenn joxu leen seen cër kenn respecté wu leen kenn joxu leen li ñu leen war a jox donc mbokk yi il faut que suñu dirigeants yi góorgóorlu loolu mooy message bi na dirigeants yi góorgóorlu mais na population yi aussi comprendre enjeu yi am actuellement bu ñu continuer nii gars yi nañ defaat nouveau partage de Berlin nañu ñëw séddoowaat Afrique ku nekk jël wàllam ñun africains yi ñu toog di xoolee yàlla nañ ci yàlla musal wasalaam merci